voilà jërëjëf mbokk yi kon nag ñu moytu baadoolo yàlla nañu ci yàlla mosal baaxul jégul baax kon nag ñu ñëw ak Grand Texé ci nam la ko waxoon sànq rek Grand Texé ñu ngi lay jox sa wàccuwaay sa di la wax déwéni ci xaw ma noonu dafa cere gi waaye man déjà namm naa cere gi quoi parce que bon man ci jamono ji rek lay lekk cere man salum bu xaw a doy waar la mais daal xam naa ne tam xarit moom damay respecté cere bi ak 2 jours yi ci tegu waaw voilà donc waaw en tout cas ñu ngi lay wax happy new year one more time. happy new year asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu di ñaan suñu borom yàlla ñu defal atum jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. may fekkee ay déwén yu bëri bëri ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Thierno nag yow yaa ko gis santal yàlla macha allah. ci restaurant yi la de restaurant yeeg fii moom xam nga moom mais gars yi foog ñu wax gars yi ñu ñëw nag Canada di fa créer tamit foofu ay restaurant ay tout ça je pense que c'est important. am na restaurant xanaa kañ man maa doy waar rek. yaa doy waar waa kon nag jaan dinaa fexe daal en tout cas vraiment sama grand moom cere bi di yegg si jàmm ak salaam anyway grand ñu ngi dellusiwaat beneen yoon di wax ne tamit am nga bonjour Alioune Samb mu ngi lay bàyyi xel bu baax di la nuyu. Alioune Samb waaw donc comme ni ma koy waxee rek dafa xaw a tawat ñu defal ko ñaan. amiin yaa rabbal aalamiin voilà donc démb ci waxtaan bi mu ngi wax ne vraiment di wax ne ay héros di wax ne Grand Texé ci héros yi la bokk man ko loolu moom wax dëgg yàlla foog naa ne wax ko mooy géej gi am na ndox parce que liggéey bi yàgg na booba ak léegi yaa ngi ci ba léegi bàyyi wax benn problème rek nga am nee naa la nga dem bind livre nga bañ man loolu rek moo metti ñett xamuñu nag waaye ñaar xam nañ su ma seyoon daal grand dem bind livre mais bon li ci kanam réew gët grand donc fi ñu toll nii li ñu lay njëkk di wax mbokk yi mu ngeen wàcce ci 212 219 9695 212 219 9695 bu dee am ngeen laaj boo xam ne nii bu ngeen Grand Texé ñëw ca génn man nag sama premier laaj mooy xalif général des Tidianes dégg nga sortem bi sëñ Mbaye Mansour bëggoon naa nga ñëw ci jàngatal ñu ko tënkal ñu ko noo ko jàngatee. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah kon laaj bi am na solo xam nga kilifa yi daanaka buñ leen bàyyee xel tuuti rek ñoom ñooy def événement yi ñoom maanaam ñoo ñuy teg ci yoon bi nga xam ni askanu lëmm bu ñu ci tegee seen tànk mën nañoo dem ci kanam. Bien sûr. Discours nouvel an wu xalif général di Tijaan discours bu historique boole mu am dimension yu bëree bëri wante li xam ni moo ci gën a intéressé man mbokk li ma ci gën a intéressé mooy discours boo leen am na lu ñu tuddee bi ñuy jàng ñun discours Descartes mooy discours de la méthode la ñu ko tuddee woon moom la tudd sax dayee boo xoolee li sëriñ bi def indi na contexte yu bëree bëri wax ci suñu réew kenn ku ci nekk am na lu mu la tegal nag loo xam ni boo amee xel tuuti war nga koo jàpp te jàpp naa ni dama daan wax naan suñu kilifa yi nañu wax balaa dara di xew bii yoon sëriñ bi wax na balaa dara di xew li tax ma wax leen loolu ci lii rek laa ko sukkandiku ñaari poñ rek laay jël ci discours bi wax leen la bi ci njëkk mooy sëriñ bi wax na leen ni leen wax na bokk ñi yore réew mi ak ñi nga xam ne ñooy laaj réew mi kenn ku ci nekk am na lu mu la wax wàccuwaay yi mu jox kilifa addina yi def naa ni loolu njàngale la pour citoyen yëpp kenn ku ci nekk noonu nga war a taxawe wante ñoom moom it wax na ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite njaboot bi ci diine ku fa nekk ku nekk te loolu yàgg naa leen ko wax dinañ la jàppale dinañ la ñaanal dafa am wax boo xam ni dafa am benn genre littéraire bu ñu tuddee litote ci français litote mooy
da ngay wax lu tuuti pour ëmb lu bëree bëri bu sëriñ bi waxee nii am na ku fi nekk yàgg na fi am na ñu nga xam ne fi ñu toll moom tollu woon na fa laaj ki fi nekk yàgg na fi ñi fi nekk di laaj xamaguñu leen jàpp naa ni kenn ku ci nekk ci ñun war ngaa dégg wax jooju quoi te ki nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi tamit war naa dégg wax jooju wax ju am solo ngi noonu leneen bi nga xam ni bëgg naa ko wax yi tamit ci waxtaanu sëriñ bi parce que xëy na peut-être question yi mën nañu indi ñu gën ko leeral gën ko yaatal mooy que képp ku nga xam ni yaa ngi seet ni Sénégal di doxe mais xool leen li mu wax ci assemblée nationale ñun ñëpp ñoo ko dund xasul kenn nag wante ñun ñëpp gis nañ ni assemblée nationale ba lu ko am mooy saagante xasante te jàpp na ni foofu la ñu war a waxtaanee mbir yi xëy na sax werante ko lijjanti ko ba bu ñu ko jëlee mu nekk décision bu nga xam ne dina jëriñ nit ñi du dëgg wante lañ fa nekkee loolu wax na ko ba pare nag tegal ñu ci suñu kanam mais nan la assemblée war a doxe bañ na ko ba ni ñu ñuy fal ñu nekk député ci seeni gox-goxaan bu ñuy ñëw ci assemblée war nañoo toppatoo nekkinu askan la nga xam ni foofu la ñu jógee représenté leen seen nekki maanaam fexe la ñu fa nekke ñoom ñu faj ko ba pare yokk ci ni ñi nga xam ne nag ñooy réew mi waa askan bi te amuñu baat pour jot député yooyu taxawal leen dama leen ngeen déglu discours bi bu baax discours méthode la méthode de gouvernance méthode d'existence des élus manière de gouvernance mais lan la ñuy wax ñun depuis des années lan la assises nationales yi di wax depuis des années ni ñuy fale suñu député yi bu demee bay wax ni député yu jóge ci gox-goxaan yi seen yitte yi moom mooy ñu toppatoo nekk ci ñooñu nga xam ni foofu la ñu jóge te daf ñu delloo rek ci ñun liñ doon wax ci liñ doon wax naan mënoo nekk député am foo jóge am lu fa xew ci ay jafe-jafe te boo demee Ndakaaru mënuloo lijjanti loolu faju jàpp ma ni sax dina am député yu nga xam ne dinañ xëy dem ci ab ministère bëgg a gis ministre bi ak ay ñi mu àndal wala boog ñi muy liggéeyandoo pour régler ab problème mu yoon wala ab problème mu forage wala ab problème mu l'école wala ab problème mu dispensaire wala jàpp ma sax ni loolu nag wax dëgg yàlla dinañ ko def xëy na boog am na ñu koy def waaye jàpp ma ni loolu te loolu mooy seen liggéey en fait loolu mooy seen liggéey donc discours de la méthode la bu delloo kenn ku ci nekk ci li nga war a def ak fi nga war a taxaw avertir ki fi nekk xam nga nag macha allah taalibe Cheikh yi ñoom am na lu nga xam ne bu ñu la ko waxee ba seen mbaxane mi weng boo xam ne loolooy dëgg di am na lu nga xam ni mënuñu koo nës-nësal ki fi nekk yàgg na ci am na ñu nga xam ni fa mu toll woon ñu toll nañu foofu di laaj ñoom itam ak bëri solo wax jooju acc bu fekkee am na ñu nga xam ne bëgg nañu laaj pour ñu xóotal ñu laaj ñu xóotal su ko defee mais mooy loolu mooy résumé parce que ne dégg nañ ko baax a baax dégg la laaj ñu ñëw ci sorti Thierno Bocoum bi waaw foog naa ne mu mel ne ci revue de presse bi sànq sama mbokk ni Cissé wax na ko dafa mel ne dafa am ñoo xam ne nii cour des grands ak des petits mais ñoom ñu ne duñ ko fi nangoo parce que nag lañ doon dégg ñuy wax mooy ñoom ñëpp a war a ànd mais daal sa jàngat ci sorti Thierno Bocoum bi
waaw man d'abord dafa am lu nga xam ni il faut ñu wax ko mooy que Thierno Bocoum ak ñu xale yu ci bëree bëri yoo xam ne ñu mel na moom samay rakk lañu te dama leen a sopp bëgg leen wante bu ñu juumee dinaa leen ko wax te ñoom ñëpp nag loolu mandarga la boo nga xam ne xam nañu ko ci man jàpp naa ni ci lii mu génn wax ko ni dafa juum bu rëy te dinaa leen wax lu tax dafa juum bu rëy te dinaa leen wax lu tax xam nga nag boo ma mayee rek xaar tuuti dinaa la wax bismillah dinaa la wax li tax sama rakk boobu dafa juum te xëy na dina dellu si ci li nga xam ni moom moo war a tax jóg képp ku nga xam ni ci opposition nga wax ni ci nga nekk ànduloo ak ñi nga xam ni ñoom ñoo yore di doxal parce que bu fekkente ni opposition boobu ci principe la comme ni mu ko waxee jàpp naa ni génn bi waru amul woon solo pour mu koy def parce que lii moo xew quoi 300 et quelques partis politiques ñoom ñoo nekk Sénégal moom dafa am fu mu jógee fa la bokkoon gisu fa lu ko neex mu génn dem former ji mouvement am ñu nga xam ni ña moom nekkoon nañu ak moom ñoom itamit gisuñu lu leen neex ñu génn dem former ji mouvement muy Déthié Fall toppoon ci Idrissa Seck moom mu nekk gune Idrissa Seck daanaka tàggat ko yore ko ci wetam ba mu toog gisul lu ko neex mu génn dem yoonam xam nga souvent ñoom nag li leen di génne duñu ko wax kenn wante daal génn na li am solo mooy nañu jàpp rek ñu génn na ñi nga xam ni dañoo nekk ay mouvement de soutien wala dañoo nekk ay mouvement génn parce que am na lu leen naqat yi am na lu ñu gisee man jàpp naa ni Thierno Bocoum valeur yi nga xam ni moom la ñu bëree bëri nekk ci opposition bi yor ci réew mi baax bonne gouvernance mu am transparence citoyen bu nekk ñu respecté ko moom itamit mu respecté taxawaayam jàpp naa ni valeur yooyu moo boole nit ñi man boog moo ma boole ñoom kenn ku ci nekk da nga bëgg réew mi baax da nga bëgg réew mi dox da nga bëgg jub ak jubal te sëriñ bi wax na leen ko am ci réew mi sëriñ bi gën na la wax na leen ni te parce que ñaar yëpp dafa lié amatul confiance ci réew mi amatul respect ci réew mi maanaam dénoncer taar yi nga xam ni moom la ñu mës di dénoncer fii ñun bu ñuy def émission ak yéen Thierno Bocoum bu fekkee dafa flétrir coalition de l'opposition te noonu laa koy tuddee bi nga xam ni taxaw la nañu jàpp rek ni coalition boobu taxawul ex nihilo maanaam nekku rek juddu rek ñu taxaw ni tëpp rek di taxaw ni maa ngi ni yàllaa mu yónni déedéet Thierno Bocoum mosul dem élection bu nga xam ni àndul ak parteem muy réew mi ba ñu tabb ko conseiller municipal defe naa conseiller municipal la ba Dakar ba pare nekkoon na député parce que dafa demoon ànd ab coalition ba nekk député donc bu fekkente ni mosuloo dem élection ci sa jëmmu bopp muy mouvement bi nga yor Déthié Fall la même chose ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di wax yëpp la même chose mais xool leen coalition bi noyau bi ko formé ñoom ñëpp dañoo dem élection nationale présidentielle muy Pastef di PDS di PUR di taxawu Dakar moo koy xool li tax ñu mënu ko considérer comme organisation bu dem au plan national mooy que dañ leen xañ candidat mais bu ñu leen xañul woon candidat dina dem te gis ngeen ni taxawu Dakar moo yore la capitale du Sénégal te capitale du Sénégal ku ko yore président bu ko ñàkk nga élection te ku ko yore mën nañ la considérer comme un candidat national donc ñooñu ñoo former la coalition soo leen gisee
il y a 3 semaines ou 4 semaines il y a eu benn mouvement de parti d'opposition yu nga xam ne mosuñoo dem élection daw dem fekk ji Ousmane Sonko dans le passé mais loolu dafa war a am signification mënuloo ni da nga bokk ak ay nit ay valeur ba pare wëlbatiku bu nit ñooñu bëggee tabax pour que valeurs yi nga xam ne moom la ñu seet muy les enjeux de l'heure mooy que amul benn Sénégalais wala boog ñu ëpp ci Sénégalais yi ñu nga xam ne bëgguñu ni ñuy gouverner seen réew changer ci ñu teg ko ci njub teg ko ci yoon teg ko ci transparence ba comme li sëriñ bi wax mu jëriñ waa Sénégal mu jëriñ askan waa léegi yow su fekkente ni valeur yooyu maanaam mooy Sénégal parce que Sénégal rek la ñu bëgg mu baax démarche bi nga xam ni moom moo war a tax loolu am mais démarche boobu waroo ko xajamal parce que simplement déglu lii la wax quoi Thierno dafa ni moom dafay condamner partage de responsabilité au sein du pouvoir loolu moo tax loolu la nekk di xeex partage boo leen demee ngeen xool ci page Facebook am la fa nekk bokk man la ma fa jàng loolu la wax dafay xeex partage de responsabilité au sein du pouvoir mais loolu mooy norme bi la norme c'est le partage du pouvoir le partage de la responsabilité au sein du pouvoir et de tous les pouvoirs d'ailleurs loolu norme la loolu du lu ñuy xeex peut-être le faire dans la transparence la droiture et peut-être le faire dans l'intérêt du peuple sénégalais loolu bu dee loolu la loolu jàpp naa ni xëy na bu demee bu ko bëggee gën a leeral mën na ko leeral mais bu yemee ci loolu rek ci li mu bind ci page am loolu nekkul un argument bu war a tax nga opposer une tentative de coalition d'une opposition et d'une opposition qui n'est pas n'importe quelle opposition d'une opposition nationale boo nga xam ne def na preuve benn nga noonu mu ne dafa ni non à Idrissa Seck dans son entrisme en voulant nous associer Idrissa Seck ba muy dem woo na ko pour mu bokk ci entrisme il ne s'agit pas d'entrisme il s'agit de faire face à un pouvoir bu nga xam ni ñu ngi yore réew mi ci anam bu nga xam ni moom yóbbu nañ ko ci kaso budul benn du ñaar parce que mi ngi xeex pour loolu bañ a nekk ñi nekk former une coalition mais demuñu fekk ji Macky Sall waxuma ni li ñuy def noonu lépp baax na de te dinaa ci ñëw loolu mais may leen ma àggale lii mooy bu ne nous n'avons pas mené tous les combats pour nous laisser berner par ces trois-là Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade. Écoutez, je pense que ces trois-là représentent quelque chose en politique. te ñoom jàpp nañu ni ils s'opposent avec Macky Sall jàpp nañu ni ñaar ñi au moins mën naa wax ni valeurs yi nga xam ni bëgg naa mu nekk des valeurs yi ñuy respecter dans le pays les valeurs qui sont issues des travaux que nous avons menés des assises nationales Ousmane Sonko Khalifa Sall ñoom ñooy ndeyu loolu ña ca bokku loolu jàpp ni loolu war naa am ñëw fekk ci leen ñooñu dañ leen war a renforcer kon ñëpp ñu nga xam ni dañoo nekk ay mouvement war nañu xëy na bu opposition bi yëpp mënul àndi tamit war nañu mën a comprendre ni une coalition de l'opposition ne peut pas se bâtir autour de 300 organisations dafay am un noyau dur bu nga xam ni war nañoo mën a jàpp ni noyau dur bii bu ñëpp gravité autour war naa mën a régler la question de la prise du pouvoir parce que il s'agit de ça local yi ñu jëm dafa am signification dafa am enjeu bu nga xam ni élection présidentielle yi sax amaguñu ko
Ah oui? Oui, mooy fexe dans toutes les localités comme li amoon en 2009 opposition bi au moins contrôler l'organisation locale, contrôler la gouvernance locale au niveau des mairies et au niveau de tous les départements. C'est un enjeu de taille. Donc, boo gisee may wax lii nii c'est pour que ñu bañ ñu distraire parce que tamit am na lu ñuy tuddee un semblant d'opposition qui n'est pas une opposition. lenn rek ñaari yëf rek laa bëgg a wax ci li nga xam ni moom laa jàpp ni c'est un noyau dur te ñu waroon ko def te defuñu ko. du ma leen ko nëbb bi ma déggee mbir mi comme li may def am na ay responsables yu nga xam ni dama leen yónnee message laaj leen ni leen ndax da ngeen a bokkoon ci ay waxtaan pour def une coalition waaw wala déet bu fekkente ni loolu waaw la lu tax bokku leen ci ñuy annoncé ni ci coalition bi ngeen bokk te loolu alaaji dama la koy wax léegi sa leader ci la bokk tontuwuma nag moom tontuwuma de ba léegi tontuwuma parce que jàpp naa ni coalition opposition parti bu mel na parti Aïda Mbodj daf ci war a bokk te dafa war a nekk ci ñi nga xam ni ñoom la ñu maanaam bu ñuy wax noyau dur war nañ ci bokk parce que nag dem na élection nationale parce que dem na nekk député te l'ensemble des suffrages yi nga xam ni moom la collecté au plan national moo ko yóbbu pour mu nekk député xam nga kon mën nañ ko considérer comme un parti national bon budul loolu sax son parcours et son passé lu mu représente bon tontuwuñu ma am na ci tontuwuñu ma parce que man je veux être juste avec tout le monde mooy su benn événement xewee te xawma fu ñu jaar ak naka la demee man damay jël sama responsabilité balaa ma ciy wax kenn ku ci nekk ma laaj la ñu la lu xew Khalifa Sall woo naa ko wala boog yónnee naa ko message loolu balaa lii di xew pour mu ñëw ñu toog ñu waxtaan te lii laa doon bañ mu am ñëwul parce que xam na lu tax ñëwul bon finalement lii la quoi là pour être clair sur cette question mooy que coalition boobu nañu def rek attention ba li daan xew bañ a xew mooy que PDS surtout laay wax PDS surtout laay wax dañoo nekk ci position bu nga xam ni te ñoom ñoo gën a am intérêt pour que cette coalition là fonctionne normalement maanaam bañ a dem ba ca cëppaa ndaw ga la daan xew c'est un avertissement que je donne la loolu benn la ñaareel bi bu fekkente ni dans les négociations de la coalition defuñu mapping bi defuñu cartographie ba pare kenn ku ci nekk fa nga gagné ak fa ngay gagné xam nga ko ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci coalition PDS depuis 1978 mi ngi def ay élections nekk na ci pouvoir bi génn na ci pouvoir fa muy gagné ak ay élections foo nga xam ni bu tawee bu naajee bu defee lu ko neex dafay gagné moom xam na ko dans une négociation de coalition mapping moo ci ëpp solo bu ñu defee mapping ba pare xam nañu kenn ku ci nekk fan la nga xam ni bu fa coalition bi taxawee ak kañu fa war a taxawal ak ñañu fa war a taxawal coalition bi dina gañ donc te loolu kenn mënu ci génne les petits leaders laa yi nga xam ni moom laay wax kenn ku ci nekk am na foo bokk kenn ku ci nekk Thierno Bocoum bu bëggoon nekk maire tey fan lay nekk maire Parcelles Assainies wala Thiès ga mun soqee ko il faudrait que les gens soient raisonnables un petit peu parce que boo raisonnable am na lu nga xam ni bu fekkente ni da nga jiite les valeurs yi nga xam ni moom ngay xeex te ñëpp ñu nga xam ni moom la ñuy xeex ñoo taxaw pour loolu am mais bu ma kenn fi wax ni ñii dañoo wax système wala ba pare di critiquer système ba pare dañoo ànd système du nit du nit doxalin la état façon de faire la
c'est des résultats qui ne sont pas des résultats bons pour le peuple sénégalais. Ouais. Il faut changer avec d'autres méthodes de gouvernance, d'autres propositions de transparence. Loolu mooy wax ni. Alors donc je pense que Thierno li muy flétir pour man c'est une erreur. Politique nag dañu koy jàng. Il est en train d'affiner ses armes et de faire ses pas. Hein? Je pense fondamentalement que il a fait une erreur d'approche. D'ailleurs li ci gën a reeloo mooy li Barthélémy Diaz mi nga xam ni c'est son compagnon de lutte tontu maanaam wax ko quoi ne ko non duñu la fàtte Thierno. Ça veut dire que politicien kenn ku ci nekk duñu la fàtte loolu la ko Barthélémy wax kenn du la fàtte. Il a raison. Grand ñu jël kii rapidement xam naa pour ma def bu defee laajam ma dem def pub ñëwaat ak yow ku baax rapidement. asalaamaaleykum grand Texe ñoo ngi kontaan jëwam El Hadj di kontaan ñu ko dalal. Merci. benn laaj laa am ñun waa école primaire dañuy laaj ndax coalition bi ñuy wax sax ndax dëgg la wala déet ñun dañuy laaj parce que bu amee fekkee nekk na lii mooy dream come true parce que ñun lii lañ doon ñaan pour mu nekk ñun ñi nga xam ni bokk am la ñu buggal suñu réew di wax gouverner par une équipe une autre façon une autre façon je veux dire de gouverner notre pays te lii la ñu soxla léegi nag bu fekkee lii am na dañuy ragal ni dina am ñeneen ñu ci bokkaat li ñu bëggoon ñun yàlla defal ñu ko damay laaj rek grand Texe ñun waa école primaire ndax lii dëgg la wala déet. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Voilà madame Faye Bill dal soit ak grand Texe mu laaj tontu laaj boobu. Voilà jërëjëf grand Texe kon ñu ñëw ak laaj boobu nga xam ne nii Salut l'Afrique laajte na ko. li ma ci mën a wax mooy coalition bi nga xam ni moom la ñuy dégg nii. Ousmane Sonko annoncé na ko Serigne Moustapha Sy annoncé na ko xëy na peut-être li mu laajte mooy est-ce que formellement def nañu une déclaration de ça je ne crois pas que loolu sax dina nécessaire li am solo mooy pour le moment mooy que nit ñi xam ni en tout cas il est en train de se dessiner une coalition mën na bañ a nekk coalition boo xam ni dina regrouper tous les membres de l'opposition parce que you know what am na ñu nga xam ni dinañu am toujours loo xam ne dina tax duñu nekk ci coalition mais leen rek laa ci mën a xam quoi ñi nga xam ni ñoom ñooy door a am seeni organisation su fekkente ni bëgg nañu faru fenn li leen war mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi ëpp doole ñi ñuy jàpp ni ñoom ñoo ëpp doole parce que nattu doole ci politique ci élection lay nekk mosuloo dem élection bëgg a wax ni bu ñu reyee nag bi yaay ëpp lay fàllera loolu mënu la nekk quoi voilà you know what il faudrait que aussi kenn ku ci nekk xam sa lekk lan la waaw bu dee xam nga ko loolu dafa bokk ci njub xaaral mbokk mi voilà léegi am naa ñaari auditeur yu bugg a laajte question premier auditeur bi joxal sa question allo waaw allez-y oui na ngeen def ça va oui maa ngi rafetlu vraiment seen émission rafetlu vraiment analyse u Saway Texe allez-y allo allez-y waaw question bi waaw man sama question mooy lenn concernant Bougane Gueye ci sama xel li tax gaa ñi boolewuñ ko ci comme moom ci présidentielle yi dafa àndoon ak Ousmane Sonko ñu dem ba ci cappaandaw ja mu wóor dem ànd ak Idi léegi gaa ñi dañu bañ mu defar leen noonu yàq seen programme ci cappaandaw ja moo tax léegi contribution la wala laaj la ba léegi nga baal ma laaj la dama laaj Texe lu mu yaakaar ci loolu d'accord ku baax jërëjëf voilà ñu jël beneen auditeur bi après grand Texe waaw allo oui asalaamaaleykum El Hadj sëñ Amsatou ñoo lay jaare di jaare suñu Texe bisimilah ziar baax man de sama laaj ñu dem ci maanaam ci inondation est-ce que mën naa ne waaw ok li ma koy laaj moom en tant que sinistre département de Kër Massar ndax milliards yi mu président waxoon ne ñu defal ko rapport bi gën na détaillé nañ ko wala rapport bi dafa fekk yeneen rapport yi ci 3 yi loolu laa ko doon laaj
waay sa tontu. jërëjëf sa laaj bi tontu nga ko sa bopp am solo. ok donc laaj bi tontu nga ko sa bopp am solo wax dëgg yàlla xam nga nag président moom mooy loolu 66 milliards yi mu prédiroon ni dina ko def ci inondation bi je pense que bu fekkente ni yow yaay borom kër kañ joxe dépense yeneen maa fi laa bëgg ñoom ñu indi la somme bi mais loolu kañ soxlawul laaj rapport wax dëgg yàlla. Maintenant la position de Bougane écoutez Bougane moo Thierno laa yemale rek ay mouvement politique la ñu yore ils n'ont pas encore fait d'élection pour ñu xam fan la ñu toll natt leen kenn mënu leen a natt fenn maintenant su fekkente ni dañoo bëgg a demal seen bopp Bougane bu bëggee dem Ndar pour nekk maire na dem Ndar pour nekk maire ñu seet. Il faudrait que les gens soient réalistes et ensuite comme li ma wax rek une coalition ça se bâtit autour d'un noyau léegi noyau boobu bu fekkente ni Bougane dafa bëgg bokk ci coalition boobu mais am na bu dee mënul waxtaan ak Khalifa Sall ba jubóog moom wala mënul waxtaan ak Ousmane Sonko ba jubóog moom wala mënul waxtaan ak sëñ Moustapha ba jubóog moom wala mënul waxtaan ak waa kër Abdoulaye Wade ba jubóog ñoom mais na demal boppam xam nga nag you know what kenn ku ci nekk am nga liberté dem wuti bu dee da nga ni da nga bëgg ci élection gox-goxaan yi yow nit ñi xam am nga télé am nga rajo am nga xaalis nit ñi xam nañ la Ndar ga nga juddoo ca Bayal ba demal nga ni man fii laa juddoo fii laa bokk mairie Ndar laa bëgg a nekk léegi nag boo demee élection ñu wat la nel bu boobaa nga xam sa bopp grand yaa ngi sànni xeer nag ndax ñun ñi fi yore ay rajo fii lañ toog woote gars yi wat ñu nel yu rek dem leen toogi nale waaw waxin la anyway am na ñaari nit ñu nekk ci ligne bi mbokk yi ci ligne bi ngeen baal ma rek ma changer heure bi su ma ñëwee comme ça ngeen poser question grand texe ngeen bañ a coupé voilà kon mbokk yi ngeen taaxlu rek ñu changer heure bi bu ñëwee grignoté benn 15 minutes dina nekk lu am solo rajo Sunu Afrique daf ñu rek lu bëgg leen ci xol ba tey. ñu ñëwaat ak mbokk yi ci ligne bi ñu laaj si question yi su ko defee grand texe mën ko tontu mbokk mi ci ligne bi bismillah. waaw yaa na nga def. ça va kooku kan la. waaw bien man la Maguette Sow na nga def. sëñ Maguette ñu ngi ziar Sow. texe ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay Sow. waaw dama doon laaj rek ba xam est-ce que Sénégal maanaam mën nañoo yokk parce que temps bi ñu war a bindu baaraam ñu war a bindu dañoo bari lool est-ce que mënuñoo demaat code pour ñu may leen beneen dale pour mu gën a yaatu parce que nit ñi mënuñoo bindu est-ce que am nañ droit pour def loolu. ok d'accord ñu jëlaat keneen sëñ Maguette Sow jërëjëf laaj bi laaj la mbokk mi ci ligne bi bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw maa ngi lay nuyu waay. ñu ngi lay fay. dégguñu ko. yëkkatil baat bi nga baal ñu. allo. waaw yëkkatil baat bi. may dégg léegi. waaw ñu lay dégg. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu grand texe di leen siyaar ci at mu bees mi. ñu ngi lay ziar. jàmm ak xewal ñu fekk yu bëri bëri. amiin yaa rabbal aalamiin. fekk alxuraan ak mboolem jullit. amiin bisimilah. bon damay laaj affaire kii boobu wàllu comment kii bi opposition yi. maanaam pour ñu seen ànd nan la mun a demee. xam nga sama classe gi nga xam ne ñoom coow kii politiciens yi daf lay gëtan am na classe bi Abdoulaye Wade PDS doole ji mu am ak ni mu kii nga xam ne tey moom dëgg lii dëgg tey dëgg moo fi war a nekk njiit ci opposition. bu fekkee ne bokkut ak ñee aussi beeru ñeneen nekk fële ñoom itam kenn ku ci ne di xëccu. xam naa coow moo nar a bëri. mais nan la ñu mën a ànde peut-être xam nga ne lu dem di ànd ak kenn di. léegi laaj ngay def wala da ngay contribution yi tamit laaj bi. damay laajaale. lan mooy waaw ñëwal ci laaj bi rek coow leen nar a bëri rek. ñëwal ci laaj bi nar a bëri. waaye seen kii boobu nan la mun a demee. nan la mën a baaxee parce que kenn ku ci ne da ngaa bëgg a jiitu. loolu mooy coow problème yi ñu am mooy kenn ku ci nekk da ngaa bëgg a jiitu. léegi la léegi luy laaj bi rek laajal laaj bi ñu tontu ko quoi. man kay laaj bi may laaj kay mooy. ndax kenn mën na fee nekk jiitu kii maanaam politiciens yi. ci opposition bi PDS. waaw kuréel PDS. kuréel PDS. ndax war naa nekk loolu yéen wul maanaam sax
d'accord te moom nee na bokkul seen ndaje fii. d'accord jërëjëf. na la bëri rek. d'accord jërëjëf. waaw grand Texe donc ñaar yooyu la benn bi moom. laaj bu mujj bi laay njëkkee. am nga golo nag am na lu ko doy. golo. mu am na lu ko doy ma nga sa njop waxtal ba wante moom sanguwul. waaw donc loolu laay tontu si laaj boobu. xëccoo ci parti d'opposition yi. xëccoo ci parti yëpp. xëccoo ci politique. loolu mooy essence xëccoo. xëccoo. donc coalition du tey la mës a am muy ànd di tas ñuy ànd di tas dañuy ñaan coalition yi nga xam ñoom ñooy taxaw. ñu nekk ay coalition yu juboo ci ay principe wu. li leen taxal di coaliser wu. mooy ñu defar réew mi ci njub. defar réew mi ci mu jëriñ askan wi comme ni ko suñu sëriñ waxe defar réew mi ci delloo si valeurs yi nga xam ni moom la ñu yàq ci biir réew mi. confiance amatul crédibilité amatul njub amatul benn repère loolu sëriñ bi moo ko wax. te du moom rek moo ko wax nag. d'accord suñu wasili yëpp wax nañu loolu. je crois que les gens. nit ñi nañu xeex autour de ça. nañu xeex autour de nan la ñuy def ko suñu réew baax. d'accord wante diw solul tubay wala diw ma nga ca kaw wante et cetera yooyu nañu ko bàyyi. d'accord je pense que loolu dañ ko war a bàyyi. maintenant ki laaj ci sur le délai des révisions des listes électorales c'est fixé sur le code électoral. Bon maintenant code électoral c'est une loi te loi boo gis nit ñi ñoo koy defar. bu fekkente ni consensus mën na am autour de ça. président de la république ak ñi nga xam ni moom la ñu àndal mën nañu réviser les dispositions du code électoral pour proroger les délais d'inscription. D'accord. Parce que bu fekkee situation bi laaj na ko. D'accord. Mais en tout cas c'est déjà réglé par le code électoral. Voilà mbokk mi ci ligne bi bismillah poser question bi. asalaamaaleykum Gaynde. waaleykum salaam. waaw mbokk moomu teel bàyyil Gaynde avancé Gaynde buy naan meew continuel bismillah ana laaj bi tey. waaw di nuyu grand Texe bu baax. mu ngi lay fi ma amoon benn question bu gàtt. ak beneen question bu kilométrique bu bëri ay axe. xam nga parce que day dem ci wàllu coalition bi. bu ci njëkk est-ce que grand Texe gisoo woon ni li génn ci réew mi yëpp est-ce que gënul woon ñoom ñu def benn bloc récupérer parti bi doxal li ñuy doxal parce que ñoom yaakaar naa récupérer ban parti. réew mi ci boppam li fa génn ci kàngam Déthié Fall Thierno Bocoum Tahirou Sarr Abdourahmane Diouf ñoom ñu def bloc récupérer parti bi. comme li xew Côte d'Ivoire. mu ngoog ñoom ñu doxal li ñuy doxal jëmmal seen programme 1-4-5-45 boobu est-ce que loolu gënul woon ci ñoom moo gën ñuy diviser wu nii. d'accord beneen bi ma ñëw ci coalition bi bu ñuy xool fan yële yëpp ci ginnaaw dañ doon wax opposition bi dañoo war a def benn dañoo war a booloo dañoo war a ànd ñu seet gox bu nekk ku fu mën ñu jiital ko à la grande surprise ñu jékki-jékki gis ni ñeent daje nañu ñu ngi waxtaan est-ce que daje boobu yëgaloon nañ ko ñeneen ñi wala ñoom dañoo daje en catimini. grand Texe ngay laaj loolu. waaw. bien fortement parce que moom mooy jël question yi. d'accord damay fësal rek parce que. boo ko bëggee laaj ndax ñoom yëgoon na ndax gars yi loolu tax may laaj ni. xam nga gaynde daf may ndax yëgul woon nag ma yab nag yow. xam nga gaynde ku ma yab nga yow. déet yàlla tere. waaw mais non moom yëgul man mi koy laaj ndax yow laa mi ne ma waaw man kay lépp. baale si waaw bi si waa àggaleel après dinañ la toog de toute façon. voilà parce que bon. dañ doon wax ni dañoo war a dajaloo def benn say gox bu ci nekk ñu seet ku fa yeyoo ñu jiital ko. problème bi mooy opposé wu ci nguur gi fi nekk ñu jékki-jékki. mais loolu àggaguñu ci sama waay. non loolu lañ doon wax fan yii yëpp. waaw mais man loolu àggaguñu ci. am nga coalition waaw mais nag li ko chamboulé mooy ñeent ñi ñu dégg ni daje nañu. loolu tax frustration ñeent wala ñett. waaw léegi man nan nga bëgg ma xam dafa nànk gay naka nga bëgg ma xamee ni Khalifa Sall sol na dàllam dem seeti Ablaye Wade Sonko sol na dàllam dem seeti Bougane
wala et cetera et cetera loolu kan Serigne Moustapha lan moo ma mën a wax ni ma man Serigne Moustapha waxtaan na ak Ousmane Sonko kañ la ñu gisee waxtaan na ak waa kër Abdoulaye Wade kañ la ñu gisee. et cetera xam nga loolu mënut a nekk sama fond question sama fond raisonnement. allez-y. bu ma sukkandiku pour ma dem directement au but parce que analyse bi dafay sori. su ma référé woo ci Ndumbelaan démb nee nañu ñeenti ñii ñu tudd nii daje nañu ba bind seen communiqué ba à la dernière minute Ousmane Sonko moo téye signature am. am ku ne Ousmane Sonko la am ku ne PDS la. waaw xam nga. xam nga. waa Gaynde baal ma non ñi suivre Ndoumbelane ñu ngi may bon question la woon. maa ngi ci jégalu dama doon poser question rek. Gaynde defal na xam nga yow. xam nga fi nga nekk noonu léegi fi nga nekk noonu tembe leader d'opinion. da nga nekk ci rajo di wax. dafa ndànk rek. leader d'opinion nga da nga nekk ci rajo di def programme di wax. boo ñëwee di ma indil lii benn média di wax ak di ko waxtaane d'abord waroon nga njëkk xalaat média boobu kan la Ndumbelaan kan la Bougane Gueye Dany bu fekkente ni moom dafay opposé wu ak ñuy coalition bii nii wala boole wuñu ko ci coalition boobu noonu mais yaakaar nga ni dina wax luy dëgëral coalition ko wala boog ñi mu àndal ñi nga xam ne ñoom la yilif dinañu wax lu dëgëral coalition ko je pense que man nekkuma fi di débattre lu benn média di def d'ailleurs bañ naa ko ba sax du ma leen xool du ma leen seetaan parce que tamit xam nga ak loo ci mënti dégg ma daanalee foofu ak loo ci mënti dégg information bu ñu mënti am rek ci média bi nañ ko jëlee Gaynde pas nécessairement Gaynde pas nécessairement Gaynde pas nécessairement Gaynde mani pas nécessairement am na benn auditeur bu nekk ci biir su fekkente ni da nga am question boo may laaj bu ma xam laaj ma ko la ñuy wax Ndumbelaan xaw ma ko sax ma yoon dem yow Gaynde altine alandi ca na woon fa woon thank you voilà moo jël auditeur bi après xam naa grand ma bàyyi la nga ñëw ak sa dernier mot mbokk mi bismillah El Hadj man la Saliou Bamba maa ngi leen di Saliou Bamba depuis Ohio ñu ngi lay ziar bu baax a baax di leen doole ndakk la ci at mu bees mi jërëjëf xam naa di la doole jaajëfal rek ci sa taxawaay ndax sa émission comme ni nga koy waxee suñu Afrique def ñu lu bëgg leen ci xol ba tey waaw loolu am na jërëjëf xam nga loolu dafa am solo ci dëgg ci kaw dëgg xam naa nag yaakaar naa ne politiciens yi sax ñooñu ko gën a xam ndax xam nañ ni jamono ji ñu toll am na ci loo xam ne diversion la maanaam li leen war mooy boole te ñoom xam nañ en âme et conscience duñ boole wut def benn say mais ils seront battus loolu xam nañ ko ñun xam nañ ko te gis nga démb ci sa émission da nga Aliou Samb da cee wax lu am solo démb te loolu day lu dëggu mooy notre différence ne doit pas être de la divergence mais plutôt de la diversité loolu dafa am solo lu jar di bàyyi xel la te li ci am solo la sama question loolu contribution te ñoom ñooñu ko gën a xam te war nañ ko wax nañ ko waxati ko dañoo war a dem ba à la base ñu commencé pour aller vers les élections de 2024 li may laaj suñu grand texe nag mooy xam nañ ni politiciens bu ñu leen toppee boo moytu fa ñuy dem fa ñu mujj ak ñoom mooy ni ñu mujj ak ñoom ci élection présidentielle yi ñu passé ba Macky Sall jëlaat réew mi léegi ndax peuple bi dañoo war a bàyyi politiciens yi di leen seetaan noonu wala dañ leen a war a pousser à mieux s'organiser pour aller ensemble dans des élections libres et transparentes. ok jërëjëf Baye Saliou grand texe nga baal ma rek balaa ngay ñëw ci tontu boobu ma def ñaari publicité ñëwaat ak yow rapidement voilà donc grand texe ma bàyyi la nga ñëw ak laaj boobu incha allah. waaw li ma bëggoon wax rek balaa may tontu ci question wu zaal bi. mooy que bu hear me out. ma nekk nii gis nga man waxuma ni benn coalition dina dem wala du dem. dama ni simplement lecture bi ma def ci coalition bii ma dégg ni moo taxaw c'est une coalition normale. boo xam ne répondre na ci li coalition war a tëdde élections locales yi ce sont des élections
des gens des localités képp ku nga xam ni am nga yaakaar ni nga ànd ak PDS wala nga ànd ak PUR wala nga ànd ak PASTEF wala nga ànd ak beneen entité moo gën am njëriñ ci yow kooku mën nga def loolu parce que sa gox la élection gox-goxaat daanaka coalition yi li ñu war a mën a def rek mooy que ñu assuré wu ni ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ki nga xam ni moom mooy enjeu bi dëgg muy les grandes villes les grandes capitales war nañ ko mën a gagné ñu gagné ko donc loolu xam nga sëñ Moustapha Sy bi ngeen ko déggee muy wax da ngeen ko dégg mu ni ci coalition bii ñun mairie Tivaouane la ñu bëgg a jël moom wax na ambition am kon alors donc ñeneen ñi nga xam ni kenn ku ci nekk am na foo jaar am na fooy gagné mais loolu moom mooy doon sa enjeu moo tax ma ni ci sama njëlbeenu wax mapping bi moo gën a am importance bu ñu xasee def mapping bi ba situé kenn ku ci nekk fa nga am doole wala fa nga ëpp doole négociation bi dina yomb parce que li ciy des mooy nga recruter candidat yi parce que bu leen ci kenn nax élection locale comme ni muy demee foofu ci yéen noonu lay demee ci réew ma de parti yi ak organisation yi dañuy recruter ñi nga xam ni jàpp nañ ni buñ leen tabbee jàppale leen ñoom ñu gagné fa seen fa ñu dëkk loolu mooy xew alors donc qu'on vienne pas me dire que est-ce que ñi waxtaanoon nañu ndax bi ñu non moi je pense que fi ñu toll nii ñun dëgg nag mooy que fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy di déglu suñu Afrique ñu jox leen suñu xalaat ci ni ñu gisee naka la mbir mi tëddee mën nañu ci am lu ñu wax muy dëgg wala du dëgg mën nañu cee juum mais dans mon âme et conscience quand je fais une analyse dama koy def en fonction des faits yi nekk ci suma kanam du dëgg donc man nekkuma di gisaane wala may def damay wax lu nga xam ni loolu la fait yi wone joxe ci suma position en fonction du contexte et c'est contexte boobu noonu moo waral ma wax ni ñëpp ñu nga xam ni dañoo bëgg a dem dans des élections locales nekk ay organisation yu ndaw seen intérêt mooy ñu jëfandiku ci grande coalition bi nga xam ne ñooñu def nañu seen preuve ils sont établis léegi nag bon on va voir naka la affaire bi di avancer mais li ma xam te xam ko daal mooy que Ousmane Sonko ak lu mu bon def na preuve parce que dem na élection natt nañu ko PUR def na preuve dem na élection natt nañ leen et dama jàpp sax ni PUR seen candidat moo nekkul woon candidat bi gën ci ñoom mais oui dama jàpp ni bu fekkoon te ni réellement def nañu vetting bi war ba tànn candidat imaginez par exemple waaleykum salaam bu fekkoon te ni PUR dafa tànnoon malgré seeni organisation yu différent waaw sëñ Moustapha tànn sëñ Mansour Sy Djamil pour mu nekk seen candidat ça fait la différence c'est une hypothèse que je te donne non bien sûr te du moom rek nga xam ni koon la indi woon Senghor dem ballottage ak Cheikh Tidiane dafay am voilà te ñuy wax sax ni Cheikh Tidiane gagné woon élection am naa benn question boo xam ne dama la koy dencal ba semaine prochaine mais am na auditeur bu fi bu insisté moo may ko chance rapidement après ñu tontu ko nag après ñu tàggoo mbokk mi rapidement allo salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah barakatu waaw El Hadj naa def ça va kooka na man la Thierno Columbus Ohio Thierno xanaa da nga tukki woon wala da nga am soxna ci diggante bi yaa ngi nekk ci ay seetu ak ñoom bagage pas encore alhamdulilah maa ngi sant bu baax yàlla la ko yàlla may bismillah Thierno am na yàlla bi waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu grand xam mooy wax noonu n'est-ce pas waaw effectivement boo amee laaj waaw ok waaw léegi man damay laaj cela veut dire gis nañu révélation pour ne pas dire des révélations yi xamante ne Moustapha Sy wax na ko gis nañ aussi l'opposition ñoom tamit ni ñu bëgg a maanaam stratégie bu ñuy indi face à Macky Sall est-ce que
que loolu nga yaakaar ni mun nañ cee génn ba nga xamante ni incha allah parce que Macky pour daane ko xam naa moom yombul. dina jéem utile ak surtout le loi bi nga xamante ni jàll la est-ce que ça serait facile man daal loolu daal moom mooy sama bopp quoi. d'accord ak surtout la façon may eggal foofu la façon ni ñu bëgg a bindoo gis nga tey maire yi ni ñuy def ñu ngi tànn seen i nit am na yu bëri benn ay vidéo yu circulé ay maire di tànn seen i njaboot yi nga xamante leer ñoom la ñu votel ñeneen ñi ñu bloqué leen est-ce que loolu daal réew mi daal du dem ci kaw. d'accord grand taxe ma bàyyi la nga tontu loolu après ñu tëj. waaw ma Thierno maa ngi koy nuyu mais xam nga franchement politique la tudd. du dëgg. gis nga ni ñu bëggee Macky Sall ak ñi mu àndal jóge fa noonu la Macky Sall ak ñi mu àndal bëggee fa toog. dégg naa dëgg. maintenant li nga xam ni moom moo mën a am te loolu mooy am bu soobee yàlla. mooy que ñi nga xam ne waaw bu soobee yàlla. mooy que ñi nga xam ni dañoo nekk ci langue politique di xëccoo. nekk ci opposition. faaw ay waxtaan dina dox ci seen i diggante. faaw dina am ay juboo ak ay féewaloo. faaw dina am. léegi nag li am importance pour man. mooy que ñi nga xam ni ñoom ñooy xëccoo présentement nañu bàyyi seen xel ñaari yëf. bi ci njëkk mooy ak gox bu ñu mënti dem nañu fexe ba xam gox bi ban candidat la ñu fay teg ànd ak moom jàppale ko pour mu gagner. parce que élection locale dafa am histoire. su fekkente ni da ngay def stratégie en matière électorale. da ngay xool histoire gox bu nekk. da ngay xool contexte gox bu nekk ci jamono boobu may wax ak yow nii. da ngay xool les forces en présence. soo defee loolu ba pare loolu laa leen tuddee dafa mel na bu may waxtaan ngaa ñi duñu déglu yenn saa yi dama ni boo defee mapping ba pare xam fenn fu ci nekk parce que man depuis 3 mois maintenant dama laajoon te Ngouda Sall laa ci gërëm loolu. mu yónnee ma les résultats des dernières élections. daanaka ci samay temps yu libre yi damay étudier résultats yooyu en général. di xool gox-goxaan bu ci nekk lan mooy les forces politiques ya fa nekk en présence. fépp fu Ousmane Sonko gagné xam naa ko. fépp fu Macky Sall gagné xam naa ko. fépp fu PUR gagné xam naa ko et cetera et cetera. et je fais une analyse comme ça pour xool naka laa mën a jàppale bu ñu ma woowee ñoom. naka laa leen mën a jàppale ci ban approche la ñu war a am par rapport ak lay xew ci gox boobu. alors donc man dafa am lu nga xam ni xëy na mënuma nekk fii di leen ko wax mais dama ni xëccoo ci politique lañ ko fekk ñi nekk ci nguur gi nañ ñu bàyyi ñun waa opposition bi dañu laaj ndax danañ jubóog duñu jubóo suñu seen yoon newul ci ñun nag wax dëgg yàlla. d'accord toppatoo leen seen i affaire bopp. coalition bi nga xam ni jàpp naa ni bu fekkente ni dëgëral nañu ko parce que coalition mën na judd te du àgg fi mu war a àgg. bien sûr bu fekkee dëgëral nañu ko li ñu war a def rek mooy ñaari yëpp. ñi nga xam ne ñoo ci war a bokk ñoom bu ñu tàyyi ci dem seeti leen pour ñu bokk ci te bu ñu ci bokkee nañ leen jox cëru ñoom ñu wax leen gox bu ci nekk lan la ñu fa bëgg. négociation lay loolu di laaj et dans ces négociations ne kenn ku ci nekk yaatu dënn am yërmande parce que résultat bi mooy ñu gagné ñi fi ne. c'est tout on a compris. loolu mooy résultat bi. alors yow nag Alaaji bu fekkee da nga bëgg nekk candidat. mais wax ma ko rek. man ñu yóbbu la Kaolack après gars yi wat la nel nga ñëwaat toog New York. non man kay liñ ma wat ci nel doy na sëg waaw fi ñu toll maa ngi sant yàlla bu baax a baax man kay dañ ma bàyyi ma toog rek. alhamdulilah alhamdulilah. jërëjëf. mbokki Sénégal. jërëjëf kooku mooy grand texet di ko ñaanal li ñu ñaanal kilifa yi mu yegg fi loolu sant ak wér merci beaucoup. voilà donc c'est important mbokk yi ngeen taaxilu rek bon je dois avouer que nag wat nel bi sax moom de ko dégg ndax man am na ñu ne ko sama leader di waxee ñoo xam ne tane nañ parce que ñun en 1 mois lañ préparé woon suñ nañ def suñ campagne 1 mois c'est teewul wax dëgg yàlla fu ñu tuddee ñëpp tudd nañu fa
so loolu sant yàlla la xam naa ne moom bu dem doon tey bu ñu préparé woon mais nag bu ma ko waxee xam naa duñu ma gëm maa ngi sant yàlla bu baax a baax bi nga xamante ne ni faluñu ma député ndax assemblée nationale ba ma gis ne c'est pas pour dire quoi que ce soit xalifa bi wax na mais sant yàlla en tout cas man sama leader mu ngi wane boppam bu baax a baax sa ñëpp apprécié nañ ko sa xam naa ne tey tamit bu yàlla dogaloon ma dem fa lu dinaa def lu mel noonu mais ñu ngi sant yàlla même bu dee demuñu assemblée nationale ñu ngi fii ci diaspora bi di def suñu liggéey mais maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax sa xam naa ne bëri naa ci morom alhamdulilah rabbil alamina wax dëgg yàlla ñu wax ko humblement sant yàlla bu baax a baax xam naa ne daa jotagul woon rek comme ni nga ko waxee candidat boobu nekkoon ki gagné finalement foofu ci ca Zimbabwe su ma juumul 6 ans mu ngi doon wut amu ko waaye nañ jàpp ne man du ma dellu ginnaaw mais man Afrique laa bëgg a xool nu may fexe ba doon président Afrique xanaa wax day jeex si jàmm ak salaam allo mbokk bi rapidement. allo El Hadj. waaw grand sène. mais El Hadj fan leen ma député kii ne assemblée maa ko mën a faj. xamante ngeen yéen ñaar daal. man rek la ragal. dinaa la boole grand Ousseynou Konté comme ça ngeen xool doon li gérer la situation. xamante ngeen bu ma gisee sax day muuslu. non danañ la boole ci coalition 2024 bi ñu xool nu mu fay demee incha allah. non bokk man nag faral ma benn parti. non xam naa. xëy na Aïda Mbodj laay supporté xëy na. Aïda Mbodj yàlla baax na grand sène. waaw sama nit la quoi. non ku baax la présidente. merci beaucoup à bientôt. kontaan nañ merci beaucoup. voilà balaa may kontaan rek Afrique nekk benn donc mbokk yi ngeen tax ni ñu dem fay bi li del soit yéen dem jëli suñu gan. voilà balaa may dem jëli gan gi am na ku nekk ci ligne bi mbokk mi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Amsatou. ñoo ngi lay nuyu di lay jaaree. fii la fay. est-ce que xam nga El Hadj ba Sénégal kenn nit la mos a wooteel kudu Ablaye Wade ci amul lu ma ci neex mooy soow moomu dootu amati. sawul la da ngaa juumoon quoi. non juuma damaa gëlamoon kay. da ngaa gëlamoon d'accord. te mais El Hadj est-ce que yow coalition Bougane moom wax booloon ko ci coalition daaw bi mbënd ma amee nu mu defoon soli botam dem ci ndox mi ñi nekk ci ndox mi waxuñu wax yi jéem a dindi ñi ci ndox yi di wax ay coalition ñi nekk ci ndox mi di dund ci ndox mi yaakaar nga ne dana voté waat du demoon day jox waat seen gox boobu daan ko jox mais dafa nekk. en tout cas. ñii dañuy dox ci askan wi ñorul leen yow bëgg a dëgg askan wi ñorul leen. d'accord coalition daal fi mu nekk du période tam fi mu nekk. ñi nekk ci ndox mi nañ leen génn ci ndox mi jox leen ci teg leen ci conditions yu baax. ñu dund comme Sénégalais yëpp am jàmm nekk am droit yi Sénégalais am. moo gën foofu nekk fi ay coalition boo xam ne benn booy baa nga Qatar kenn kaa ngi non yii da la yëpp Sénégalais daal. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf voilà nee na benn booy baa ngi Qatar keneen kaa ngi xaw